mbokk yi seetaan am nañu mbégte ak contentement àndaat ak yéen ci seen émission bi nga xam ni yéen ko tànnal seen bopp muy émission jàngat tey nag ñu am invité bu am solo boo xamante ni bii xàmmee nañ ko ci wàllu toor ñu dégg nag coow bi xaw a bëri lool moo ñu see andil ay leeral muy suñu grand suñu xarit Meissa Pouye Meissa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar. voilà Meissa mooy suñu gan tey waaye balaa boobu ñu leen di fàttali yéen ñi nga xam ne ñi seetaan bu leen fàttee abonné ndax ngeen mën a ànd ak suñuy programme ci seen site Soleil Média su ko defee Meissa tey dañuy waxtaan ak moom ci situation Sénégal bu ñu ko waxee ci wàllu feebar bi nga xamante ne dugg na fi muy Covid 19 waaye situation gender ak yi nga xamante ni bii dégg nañ ci turam lu bëri mu ñu see andil ay leer Meissa bala ñuy def dara bëgg nañoo xam kan mooy Meissa Pouye bi nga xam ne moom la ñuy jàkkaarloo. waaw Babacar maa ngi leen di gërëm d'abord di sant yàlla di junni ci Seydina Mouhamed di sant sama waajur di sant Serigne Moussa Fall nii sama wasila di sama buntu ci kër Serigne Touba Khadim Rassoul bi loolu passé maa ngi leen di sant di leen balu àq yéen ñëpp di leen balu àq ci weeru koor bi ñu jóge di ñaan yàlla aussi feebar bi di mbas jóge fi Meissa Pouye nag dañ ko mën a bind bu ñu koy wax mën nañ ko wax ci lu gàtt Meissa Pouye Tor la juddoo jànge Tor bokk ci première génération bi jóge jànge Tor en 1979 am fi entrée en sixième dem Thiès jàng fa donc Amadou Koli Diop lycée Malick Sy donc ci gàttal loolu mooy Meissa Pouye. Meissa Pouye si jaar-jaaru politique am parce que ñàkku ci. waaw man nag dama teel a dugg ci politique parce que c'est en 1996 la ñu dugg ci politique. ca ma dugg ci politique li ko indi mooy booba parti socialiste dafa amoon ñaari tendance ñu naan tendance A ak tendance B boobu dañu ñëw ci penc mi di jaay carte ma romb boobu y avait la tendance A tendance B ñuy bind boobu bi ñuy jaay carte mooy ku ëppaloo jaay carte yaay nekk jiitu boobu dañu doon jub élection locale 96 ma romb Baye Ousseynou Diop mooma woon ma ñëw mun ma kaay bindal ma boobu Baye Ousseynou Diop tendance B la ne ñun Baye Fall Bey ndondeel ñu nekkoon tendance A bon ma ñëw bind bi ma leen bindalee ba ñu wàccee ñu dem après 4 ou 5 jours la ma Baye Fall Bey ñëw parce que boobu comme gis nañu moo bind naa te bon je suis un peu calligraphe ñu am benn bureau départemental bu ñuy fal au niveau de Thiès bon Baye Fall Bey yóbbu sama tur bi mu ñëwee mun ma bureau département bi day jeunes yi jandeer yow lañ ci boole loolu moom ma dugal ci politique ma nekk socialiste de 96 à nos jours génnewuma parti socialiste. macha allah boobu ba léegi yaa ngi ci. waaw maa ngi ci parce que bii mooy sama deuxième mandat conseil municipal. aussi mooy sama deuxième mandat conseil régional et départemental. donc jandeer bon à part Ibrahima Gueye ñoo nekk ndaw le conseil régional de 2009 à 2014 mu nekk conseil régional Rewmi ma nekk conseil régional Benno Siggil Sénégal à l'époque c'était Benno Siggil Sénégal donc cette fois-ci aussi Benno Bokk Yaakaar je suis conseil départemental aussi man ak Ibrahima Gueye ñoo fa nekkaat ak Maam Koumba Gueye bu Kër Matar ñoom ñu dugg ci conseil bi ci bannière ànd defar Thiès man ma doon conseil si Benno Bokk Yaakaar waaw. ok am na solo kon ñoo ko déggandoo yaakaar naa dégg ngeen bu baax a baax parcours bi nga xamante ni Meissa def na ko ci wàllu politique kon ki ñu dalal tey ndaanaan la joo xamante ni bii nii bëri na lu mu xam ci li nga xamante ni moom lañ ko bëgg laaj Meissa Sénégal ñu jékki-jékki am mbas mu fi dugg mbas moo xamante ni bii lëmb na àdduna bi rawatina Sénégal jàngat bi ci Meissa def ci wàllu taxawaayu état. waaw d'abord feebar la ko feebar yëpp parce que adduna moom boo feebaree da ngay faju ji ñun ñëpp Sénégal xam nañu affaire bi jëkkewul Sénégal Chine la jógee dugg Europe dugg Amérique ñëw ak si Afrique ñëw Sénégal ba yegg si jandeer donc problème bi ñun li ñu ci boole mooy le 23 avril c'était un jour de jeudi lendemain 24 fii lañ ko yëgee booba Ousmane Ciss mooy tudd doomam bi ñu toogee ñu ni kat feebar bi dugg na jandeer mun na lii loolu ñun ne si parce que am na benn cas positif bu am jandeer d'ailleurs biig ci guddi yóbbu nañu fukki nit yu dëkk Tor lii lañ ci am bi ma jógee fële ci tudd bi ñëw ci fii di ndekki fi may tëdd ndekki fi la ma l'infirmière chef de poste la yaa Clémence Bankole ñu gën ko xam si aji woo ma ni ma loo doon def bàyyi ko te ñëw musiba am na
ma dem poste de santé ba mu ne ma am na ñu fi jëlee bii mais bu ñu leen defalee test 3 personnes am nañ ci feebar bi mun ma d'ailleurs am na kenn ku bokk ci poste de santé bi ku ko am donc médecin chef woon na ma nee na ma du ko génne dañ lay mettre en quarantaine mais il faut nga boole ñu ak koo xamante ne kii les 3 cas positifs yi dëkk Tor bu ñu dem seeni kër il faut ñu wan leen man loolu moom ma ci impliqué. Je suis d'accord, je suis un élu local, élu départemental, j'espère que je suis un responsable. Parce que bu ma nekkee conseil municipal dëkk Tor feebar bi am Tor ma nekk conseil départemental dëkk Tor su feebar amee sama rôle et responsabilité mooy ma jóg ànd ak les autorités sanitaires pour fexe ba affaire bi bañ a law ci dëkk bi. mais sa gabaal ma xam naa sax danañ dugg ci wàllu woowu noonu ci wàllu li la dugal ci feebar yi ba tax turu may sa siw si. waaye bi feebar bi duggee Jandeer wala ñuy dugg ci Tor ak yu mel noonu lan nga jàpp ni tey moo waral feebar bi dugg fi ndax autorité yu taxawul la wala ndax da nga jàpp ni comité bi taxawuñu ci waa Jandeer wala yu mel noonu. xam nga comme ni ko Sénégal gépp defee bu ñu annoncé ni dugg na Sénégal localité bu ne da ngaa jël say matuwaay yi mooy teg benn comité communal amul Jandeer y a pas de comité communal bii loolu amee dëkk yi manko boo demee tey jii si commune Jandeer bii feebar duggee dëkk boo doon fi mu toll ni am na comité de riposte xam nga man ni ma boole si comité de riposte bi dañuy toog dispensaire donc réunion ci wàllu ceeb bi boo xamante ne bii chef du village foon imam yi les 3 présidents d'ASC de Tor xam nga ñetti président ASC la man maa nekk benn président ASC bi Moussa Diop ak Ibrahima Ndiaye ASC Yurak ASC Jàppo ASC Daxaar gi ñu toog di réunir ak l'infirmier chef de poste les directeurs son adjoint bàjjenu gox yi ñu toog di réunir di xool par rapport ak les 52 kits yi ñu affecté Tor nan la ñu koy répartir ci dëkk bi loolu mooy woon suñu réunion. conseil municipal bu ñu ko waxee lan mooy rôle am ci wàllu localité. conseil municipal dégg naa si biir wax bi nga ni amuñu woon benn comité boo xam ne comité communal la même bu fekkee maire taxawalu ko it. yéen la mooy seen rôle ci wàllu woowu. xam nga conseil municipal démembrement de l' état la. état bi mu amee dafa woote opposants yëpp ñu fekk se ko ñu defal benn comité le maire convoqué nañu réunion à Bayax ñu toog ma ne que monsieur le maire politique wuñu da ngay woo tous les acteurs politiques yi nekk si Jandeer ngeen tëju nga joxe sa contribution personnelle woo leen ñoom kenn ku ne joxe mu ne moom d'ailleurs am nañu commencé woon a joxe mu tudd sëñ Ablaye Dia bu yar ni andil na ko ay Madar ay Zel ainsi de suite mun ma kooku man que ngeen woo ko parce que defoon na benn acte ne serait-ce que mu defaat beneen acte mun ma dinaa leen woo mais jusqu'à présent def ko bon c'est pas grave peut-être si lii les magistrats de la commune de Jandeer ni Macky Sall nekk président de la République noonu la nekk maire Jandeer c'est le premier magistrat de la localité. mais yow ku ñuy xaar nga si Jandeer bu fekkee maire deful rôle boobu te nee nga du ñu politique ak may sa fi ñuy dégg turam si yu bëri ndax jotul woon boobu it nga woo ñu mel ni yow ngeen dajaloo jéem a taxaw ci loolu est-ce que kon maire dinañ fekk si loolu. dafa mel ni déggoo ci biir wax bi parce que bi ñu déggee réunion Jandeer dafa woote tous les présidents d'ASC ni dafa bëgg a séddale ceeb bi da koy teg suñuy loxo dafa bëgg a séddale Madar bi da koy teg suñuy loxo séance tenante laa ko ni il faut appeler tous les responsables qui sont à Jandeer ngeen toog bu ngeen toogee di ngeen am solution ma ne ko yéen su ngeen àndee bokk benn oto wala ñaari oto dëkk du ngeen dem def la sensibilisation dinañ xam ne lii du politique mais defu ko toog naa 2-3 jours ma appelé son premier adjoint au maire Djibi Ndiaye ma ni que keroog la ñu waxoon Bayax tu étais présent non ma ni que am na lu ñu waxoon maire mais soñ na ko ci parce que maire bu ngeen jàkkaaroo mënoo ko woo téléphone parce que doo ko jot téléphone on a appelé Djibi Ndiaye wax nga dëgg dinaa ko soññ mais bof bu ñu xamee nag ni loolu amul te ñun waa Tor affaire bi ganese nañu bett ñu mais ñun waa Tor ñu jóg man mën naa ne ma bokk naa si ñu mujjee ñëw ci réunion bi keroog man 2e jour ba xaw ma 3e jour bi laa ñëw ba ma ñëwee maa nga fekk ñoom Birane Dieng ñoom Mbësu ñoom Mor Gueye Mbeng ñoom Tafa Mbeng ñoom Xottu Diop ñu ni dañu bëgg def benn comité lancé ko ci dëkk bi on appelle ñu ni comité bi c'est volontaire parce que dañoo jóg pour xeex affaire bi ci dëkk bi mais ñu commencé xam nga ñaar lañ njëkk am 3000 francs kenn naa jóg joxe 3000 francs man maa jëkk dem si Ousmane Ndiaye mu defaral ma 10 masques 10 masques yi maa ngi ko fi benn bu ne 200 francs bon peut-être loolu laa yoroon ma commencé mais bi ñu demee toog 3000 génne 5000 génne moodu yi
à titre individuel laa lay wax de Ndiaga Mbengue a contribué à hauteur de 50 000 Mbaye Dièye a contribué. xam naa bu ñu toppee loolu. voilà donc bi loolu amee. on a pu faire 3500 masques. ci xaalis boobu ñu joxoon bi ñu dajalee ba am 526 000. defoon nañ ci 3500 masques. gisuñu kenn. Toor a ko def parce que waa Toor la intéressé. ñu defar ko commencé ko séddale defar ay lave-mains booy nag def groupe. di sensibiliser au niveau du village. kër ñu dugg fa. boobu man maa ngi ànd ak médecin chef. du district. maanaam ñuy dem ci kër yi ma leen noonu man bu ma yegsee ci kër. sama rôle mooy Ali Djibril Diop. ñun ma parce que kër gi ñu njëkk a dem. kër Sine Thiaw tey la ñu njëkk a dem. ba ñu demee Issa Jabaram sama cousine. fàttali maanaam lan moo la booleeg médecin chef mooy aji mi nga xam ne dañu ko quarantaine ñu ko doo génne. aji bu mënul génne médecin chef xamul Toor. mais boobu est-ce que tamit amul woon ñoo xam ne di ngeen ñu aji ñu nekkoon ci wàllu santé bi daan liggéey ak moom wala Maysa daan liggéey ak aji ci wàllu boobu. mooy xam nga ASC la. président ASC. jeexal na lépp. je suis président ASC je suis conseiller municipal je suis conseiller départemental ça peut tout résumer. ma personne est engagée parce que dañu ni sensibilisation il faut que jeunes yi jóg. comme jeunes yi day jóg te je suis le président d'une ASC à Toor. et je pense que war naa mën a jóg def rôle boobu. c'est ça. léegi nag nga ànd ak médecin chef bi dugg ci kër yi. dugg ñu ci kër médecin chef moo ñëw. boobu y avait que 3 personnes. moo ñëw ni ma diw nañ dem këram. dañu bëgg xam les personnes contacts. mu ànd ak moom ak man ak Baye Ndaw. mooy l'infirmier chef de poste bu Kër Moussa. bi ñu duggee kër Ndiémé la njëkk dugg bi ñu yegsee fekk ñu fa si njaw ma laaj doom ji sama papa dafa liggéey. il a pris son téléphone woo papaam papa ji ñëw bi ñu yegsee ñoo ngi toog ci garab gi. mu yegg si man ki kii mooy jëkkër Issa daal di rocceeku dem toog fële falaa mujjee xame ñoom ñett lu ñuy wax. kon liste bi ñu waxoon ne yaa ko yor doon bind nii. non je vous renvoie le médecin chef district est là boo paree mën naa la jox numéro docteur Badiane nga laaj ko ba xam Maysa bi bind na wala mu mas wala ma jox la numéro Aliou Ndaw le médecin chef l'infirmier chef de poste de Kër Massa de Kër Moussa di nekk le superviseur du district ngeen laaj ko ba xam Maysa bi bind na wala mu mas. man sama rôle mooy damay ñëw ni la Djibril Diop ne mooy jëkkëru diw pare naa ci la muy wax parce que xam nga nag mbir bu ñu wante dëgg ñoom dañuy bind du woon feebar de xam nga ku ñëw sa doom bu jigéen bu ñu nee personne contact ba mu fi génnee ñu ëpp na juróomi at nga bind ko. waaw mais foofu nag am na problème. ah kii la faute. waaw non parce que ñoom ñu si bëri bokk dañuy wax ni. ba ñuy bind ceeb la ñu foog ni moom ñuy bind ak yu mel noonu est-ce que Maysa tamit leer moom du woon sa rôle nga leeral leen loolu même bu dul dax si wàllu santé bi waaye mel ni ku dëkk ci dëkk bi pour di leeral tamit am na si solo nga leer leen que ni lii du pour ceeb. man sama rôle. xam nga la ma woon sama rôle. li ñu ma wax fa laay yem. Maysa dañoo bëgg nga woon ñu kër yi. xam nga bu médecin chef ñëwee toog ak superviseur am. ñu ne duñ dafa am feebar bi. personne contact li ñuy bind nga jàpp ni ceeb la yow ñuy bind sa wëkk doo ko laaj lu xew est-ce que loolu c'est le rôle de Maysa Pouye man su ma ñëwee kër Djibril Diop wala ma ñëw kër Mbësu di bind jabaru Mbësu ak doomu Mbësu ñëw ni moom man Mbësu laa tudd bu bind turam ñaata at mu bind jox ma sa numéro téléphone mu bind këram suuf ba si kaw laaju ko lu tax nga may bind est-ce que c'est mon rôle ma ñëw nag Mbësu war nga ko laaj lu tax mu lay bind waaw du ma ko def. kon daal sa gàttal Maysa du woon moom mu doon bind. coow li muy bëri yëpp Maysa bindul. maasul. léegi nag def naa ko. bu ñuy fekkeen bii sama kër di bind. jël naa bind sama jabar. ma ne médecin bindal matindooy teg si Maysa Pouye ak ñett ñi ma yàlla dénk. ah mais yow dañu wax ni Maysa Pouye nangul dem parce que li waral coow li lépp sax loolu si la bokk. fi mu ne loolu di Lamantin. loolu di Lamantin la. maa ngi nekkoon chambre 401. 401 laa nekkoon sama soxna nekk 340. ña ma àndaloon. ñu ngi si kër gi boo paree mën nga Gambey laa àndaloon Badara Seck ainsi de suite. kon daal Maysa bokk na si ñu. fukki fan ak ñeent da ngay def naa ko hôtel bu neex nag macha allah. da ngay lekk lu neex naan jus bay bëgg a dee jaaxaan kilim bi di tàkk ani papa waaw am fixe si biir ngay wax sa soxla bu dégg bëccëg. macha allah waaw wax dëgg yàlla. am na solo kon su ko defee mbokk yi ñuy seetaan Maysa Pouye moom mooy suñu gan tey ñu war a waxtaane ak moom nag situation jandeer ci wàllu Covid 19 ak li nga xamante ni bi moom lañ koy tuumaal ci yu bëri ak yu mel noonu Maysa nag léegi mu des nag ñu ni Maysa Pouye sax turam dem na ba moo war a informer nit ñi si que dañuy jëli waa Cëddeem Maysa moo bind waa Cëddeem Maysa moo bind waa Mbijëm Maysa moo bind même Maysa moo bind Maysa dafa mel ni nag da nga nekk wax nga weexu dungu trop c'est que nag maa neex gaa yi waaw xam nga gaa yi boo leen neexee moom bu ñu nelaw dañ lay gént mais loolu la xëj na xam nga Cëddeem dem naa fa médecin chef la ànd Cëddeem dafa bokk ci poste de Toor xam nga gaa yi bu ñuy wax dañuy wax en terme de poste de santé bu ñu nee Toor
dañ naan cëddee muy waxal mbi jëm ñaari mbi jëm ñooñu ñoo constitué le poste de santé de Tor boo ñëwee si comité bi sax ñooñu ñëpp a ngi ci biir comprendre nga cëddeem dem naa fa ànd ak médecin chef xamul kër ga ñoo ànd dem ba ma yeggee man ko kër gaa ngi nii pare naa ci premier jour ñun du ñu bind ñu àndaat ñu bisi deuxième jour médecin ni ma dem ñu ànd ak la gendarmerie ba ma yegg see ba ñu egg si kër gi dañu fa bàyyi ñooñu man ak docteur Badiane ñu ñëw mbi jëm ba ñëwee mbi jëm ñu fekk Moussa Samb toog seen kër moogam ak papaam man ko médecin kii mooy borom kër gi jël sama banque toog na le moo bind ñu fekk fa Moussa bind jabaram ainsi de suite ak sœuram bi nekk caay sax xaw ma ko mu ne ñëwoon na fi fan yi seet si maire bi ñu bind ko man lu ma ci def j'étais avec le médecin chef kër Aram Ndoye ba mu fee ñëw xaw ma ko je ne savais même pas que Aram Ndoye foofu la dëkk dañoo laajte ñu ni këram moo jàkkaarloo kër maire ñu dem toog kii mooy jëkkam kii mooy doomam ma kër toog bàyyi la ñu bind. léegi lu waral coow nag lu waral état bi yebal fii ñu mel ni ñu jëm guerre mu metti lool. xam nga li waral loolu mooy dafa am benn audio bu ñu wax le mardi maire dafa ñëw dëkk bu mag taxaw ni dafa am ku bind 500 personnes juróomi téeméeri ni Tor bindul waa këram bindul ak njabootam te ayib ji nekk si ñooñu bind moo nekk ci këram noonu la ko waxee ayib benn booy nii may sappuy la audio bu ngeen bëggee mën naa leen ko jox. est-ce que maire moom moo tëb tëb wax loolu directement te amul information. est-ce que xale yi ñoo. non la muy wax laa la wax audio bi mu am. audio bi moom laa lay wax waxuma la ndax am na information wala déet. dama ne audio bi wax ni ñëpp yor ko. moo ñëw taxaw wax benn xale ni que may sappuy moo bind ñëpp ba pare yóbbu njabootam ba yàq. te loolu amul. ah talaata ci guddi. ñëw na fii bi ñu bëgg a dog maire ànd ak Issa Ndiaye dem. wax ba yeggal ñibbiwaat kër ba ñu dogee ba pare ñëwaat ni fii ci guddi même audio ba ñu waxoon fële moom la ñu répété waat fii am ku ñu fii si ëtt bi bu may sa puy demul kenn du dem may sa puy nekk ko fi am na sama benn grand frère mu sekk ñu leen may sa puy ci kër gi doomu ñu ko bi meer delloo Issa Ndiaye am personne kese ñu war nag boo miir bi amagu fi sax fii lañ ko filmé man ak soxna Sele Issa Ndiaye ñëwaat mu ngi leen meer day jël ay car dugal ci waa kër gi pour ñu fekki oto yi baya am na ku ni kenn du dem oto du fi ñëw bu ñu bëggee nañu jël ay ambulance dugg si dem sama kër talaata lañu ko jëkk a toj. avant coow li day am wala. non talaata ñaari coow li ñaari jours yooyu la talaata la àllarba coow li altine talaata àllarba la xam nga bii coow li amee ñun lu ko jiitu dañuy réunion dimanche avant dimanche bi dañoo toog samedi moo ajjuma moo ñu jox ñu numéro adjudant Idrissa Ndiaye non capitaine Idrissa Ndiaye bu service d'hygiène bu Thiès ñu woo ko ñu ne ko kat noonu ay cas dafa am Tor dañu bëggoon ñu pompeel ñu dëkk bi mu ni commençant yóbbale naa sama équipe pour ñu ñëw Tor mu ne xaaral ma woo leen vendredi mu woo leen gars yi ni ko ñoo ngi Kayar mun na koon bàyyil ba suba samedi dinañu gars yi woo Jibi Ndiaye ni ko jox nañu waa service d'hygiène 650 000 pour mu jënd matériel pour ñu pomper waaye service d'hygiène jëkkoon nañu ñëw jandeer samedi bi ñu ñëwee jandeer la ñu demat bi ñu pompé jandeer ba pare la ñu ñëw Tor bi ñu yëgsee maire moo ñëwoon Jibi Ndiaye Maam Góor Ndiaye Maar bi ñu yëgsee ñu ne mënuñoo pomper Tor gépp li ñu mën mooy 8 cas yi am Tor boobu 8 a fi am 3 amoon na fa ak 5 ñu ne ñoom li ñu mën mooy kër yi nga xamante ni fa la cas positif yi am ñu pomper ko amoon na coow man yëguma woon coow la de mosul ni moom moo taw ni ma gars yi ñëw nañu waa service d'hygiène bi ma ñëwee maa ngi fekk ñu coow comité bi ñu bëggoon mooy ñu pomper leen dëkk bépp maire ni moom mënul loolu li mu mën mooy fii cas yi am mën na koo pomper ma leen gars yi nañu bàyyi su pomper li mu mën ñun comité bi am na weccet bu fi ne ñu demandé la service d'hygiène composante bi ñuy defar suñ ko mënee ñu jekku am na ku ko laaj benn agent mun ko noonu secret professionnel la du ma ko wax le samedi ay midi une heure bu pare ñoom ñu dem bi ñu toogee day 5 heures ma leen waaw est-ce que dañu woo gouverneur parce que comme gouverneur c'est le président du Covid-19 régional de Thiès mais nañu ko expliquer la situation de Tor ma jël sama téléphone woo ko mu jël mu ne ko monsieur le gouverneur nous avons un problème parce que Tor am nañu fi 8 cas positifs dañu bëggoon pomper dëkk bi yëpp mu amoon man que bien sûr nous avons 8 cas boobu 8 la ñu am de mu d'accord
ah bu ma raccroché la ma adjudant Idrissa Ndiaye woo ni ma suba équipe bi dina ñëw c'était le samedi le dimanche à 9h ñu ñëw toog bu ñu ñëwee ñu pompe dëkk bépp y avait des mesures réticences am na ñoo xam ne dañ dem seen i kër ñun kenn du fa dugg mais c'est pas grave parce que toor gi ba fi ñetti kër bañee mais grawul ñu pompe dëkk bi am na problème taliba ba ay gendarmerie ñu intervenir ay jaas yi génn ainsi de suite on a pu négocier la situation ba génn ci et puis on avance mais le dimanche boobu bu ñu paree ba dem école xam nga ñun dañ naa def saa bu ñu liggéey ba pare dañuy dem école toog pour def la situation point bi lii fi ñu yem ak li ñu war a def suba ba ñu toogee loolu lu war a mat 50 ou 60 personnes débarqué école boobu ba ñu yegsee fa ñu fekk Pape Alé ak Doudou Ndoye bu Jandeer ñu indi woon quelques matériels pour jàppale que le comité de Tor bii ba yegsee ni dañoo bëgg dañu leen soxla yéen comité bi xottu job nii leen bàyyi leen ba ñuy gan ñi dem ñu waxtaan ñu bàyyi leen ba ñu dem bi yëg mooy comité bu non am groupe ànd defar tool bi quoi waaw mooy ñi commencé defar tey toj waaw groupe boobu quoi léegi biñ leen bàyyee ba ñooy dem Libaas Mbeng moo jëkk jël parole mënul wax doomu Fall mu bàyyi Seck mi jël parole wax gat ainsi de suite Xaadim wax Xaadim Mbeng bi ñu demee ba commencé wax noonu Cheikh Diop bàyyi góor moo jël parole ne léegi la ko Alassane Ndoye woo téléphone nee na ko ñun waa Tor li ñuy def ñun dañoo jaay waa Tor parce que ñun commune dañoo fay kenn ku ne 700 000 francs ni moom ni Alassane Ndoye nee na ko xam nga moom mooy wax c'était devant tout le monde Alassane Ndoye nee na ko ñun dañu nangu waa Tor wax nañu ko mbijjëm mu bañal cëddeem parce que cas am na cëddeem am na mbijjëm kon ñun waa Tor li ñuy def am na lu ko lool kon dañoo jël parole wax man ba léegi waxuma keroog la réunion fa ma toog croiser les bras je n'ai même pas piqué moom dama toog seetaan gars yi wax ba finalement ñu amaat benn genre terrain d'entente bu ndaw ba ñu accepté ba ñu ne léegi yéen da ngeen ñu jox 5 personnes seen équipe boobu ñu ñëw taxaw man leen tey bu fekkente ne am na ñu war a yóbbu mooy comprendre nga ngeen ñëw ànd ak équipe bi ñu weeree ngeen xam ba xam dañ ñoo fay wala fay ñi ba xam ñu ñëw yóbbu wala yóbbuñu am na ñoo xamante ne bii am na 5 ou 4 personnes yu fa des bari ñu di jë le lendemain lundi suñu laaf may jógee kër mbir mooy yooyu am ngoñ yi man leen nañ leen woo booy yi ñu ñëw yóbbu ko si dëkk bi am na ñu ñu woo ñun nekkuñu fi mais ñëwuñu am na ñu ñu woo ñu yëg si bi ñu yëg see ñu leen yóbbu leen ko mais problème bi lundi mardi mercredi la lundi le préfet du département Moussa Diagne m'a appelé à 1h du matin mu ne président dañu bëgg seen comité bi ñu dajee Tor waxtaan le préfet ma ne ko monsieur le préfet xam nga la ñu mën a jàppale parce que coow dafa am Tor mun ma luy loolu ma ni que Tor dafa am des cas positifs Cëddeem am cas positif Mbijëm am cas positif te ñu reñ waa Tor bàyyi Cëddeem ak Mbijëm boo ma bëggee jàppale comité bi xam nga nooy def tey jii da ngay dem dugg Cëddeem parce que comme maire nee na leen dañoo proposé Cëddeem mu bañal leen ñu proposé que Mbijëm mu bañ ko waa Tor accepté ko boo ànd ak maire dem Cëddeem jël leen yóbbu ña ngi ko waxoon dinañ xam ne loolu amul monsieur kii préfet bu mu ñëwee il était en compagnie du sous-préfet le capitaine la gendarmerie le médecin chef ak 4 bus ñu romb ñu si tali bi dem dugg Cëddeem Cëddeem la ñu jël yóbbu leen jëluñu waa Tor kon xam nga ni la ñu ne woon dañ ko ko proposé ka wax ni loolu la ko maire wax ñun xamuñu moo wax xamuñu waxul mais moo taxaw wax kon ñun loolu lañ jàpp te bii loolu amee man Djibi Ndiaye woon na ma le lundi matin di ma wax problème waa Tor ñoo des si liste maanaam ceeb bi nañu andi seen liste man ko Djibi am na lu benn booy wax démb suñu réunion man nag jaaxal na mun ma la ma ni ko booy bi daa taxaw ni maire nee na ñun dañu noo fay moo tax ñuy rëñ waa Tor di yóbbu mbir mi am na lu ko lal Djibi Ndiaye ni ma man ko waaw Djibi Ndiaye ni ma d'ailleurs sax maa ngi nii mairie xaaral ma dem ci maire Djibi Ndiaye dem ñu tuuti ñu woo ko devant tout le monde Djibi Ndiaye ni dem naa ci maire wax ko maire nee na ko loolu ay détails la ay détails la foofu la yem ay détails parce que Djibi Ndiaye def ma ni ñëw ak maire pour weddi loolu xale bi wax mun ma nu xale bi tudd ma ne ko boo ko bëggee xam noo nga école boo ñëwee dinañ la wax kan la bu ñu demee école toog gisuñu ko ma woo ko téléphone Djibi Ndiaye ni ma dem naa ci maire wax naa ko maire nee na ko ay détails la Birane Dieng jël sama téléphone wax ak maire ah Djibi Ndiaye bon wax nañu fa sax xam nga ay échange des échanges et départ ou le bof ça n'engage que man garaw c'était le lundi
kon bu fekkente ni kilifa dafa nekk ci gox. xale ñëw ni yow yaa wax lii te ma jàpp ne ñun comité bi maire la ñuy liggéeyal parce que li ñuy def moom moo ko war li ñuy def c'est son rôle parce que démembrement de l'état la mairie ci dëkk c'est un démembrement de l'état donc lu gox bi def rek moom lañ ko defal moo ci war a jiitu moo ci war a mujj. am na solo may sax am na solo xam naa li ñu dese si waxtu bëriwul. parce que 5 minutes moo ñu dese. dégg waaw 5 minutes moo ñu dese. waaye déet waay. te xam naa ne am na lu ma bëgg nga leeral ma ko sax. mooy dañu dégg nag mooy jamono yi gars yi ñëwee ak ànd ak ambulance yeeg yooyu war a jël si ñun mujjee jël si toor mu nekk loo xam ne nag moom la ak lu di coow. Sénégal am na ñu ni sax may sa puy si ñu solo woon. si la bokk. pour di wane kër yi. ñu sa may sa mën a andi ci leeral. xam nga loo gis rek day am seede. Djibril Diop yi dañoo bokk toog fii. école la ñu nekk commandant woo ma ni ma gars yi ñëw toogal sa kër. mu ñëw tëdd fii lal suñu basan fii man ak Djibril Diop fii la ñuy toog. ba gars yi fekk ñu fi. ñu ñëw fëgg commandant ni ma fa ne man manqué sama kër. gars yi ñëw fi si buntu bi ubbi fekk na takk nañu suñu saag barki bi si guddi. pour waaj a dem maam Diarra bu yëkkab saagam. mu génn maam Diarra yorab saagam papa yorab saag mat na yor wëlis. ñu taxaw fii. ma woo Djibril ni ko kaay Djibril Diop boobu dafa demoon ma ni ko kaay mu fekk élément yi taxaw ma ni ko kaay jël caabi kër gi. Djibril Diop ñëw ma jël caabi ji jox ko man ban qualité wala ban responsabilité lay am ba war a mën a sol blouse militaire waa gendarmerie. wala kii bi kay lay waaw moom loolu la wax loolu xam nga militaire yi dañu am médecin militaire. ñenn médecin bi dafa sol blouse médecin militaire. man de fii lañ ma jël si te bi ma jël si fii am na xale bu jigéen bu taxaw fii dëkk doomu yaa Fat Sini. ñu ngi doon film ba policier bi gendarme bi dem nangu téléphone am xam nga mag ñi ñu fa yow a yegg du mën yëg suufu waaye man nangu naa ñu seet dama ci gaalu xaj mais duñ ma fa seen may lekk. am na solo parce que lii lépp dañ doon taxal dafa may sa puy xam nga fan la ma doon gën a méttee wax nañ ñett wax yu amul may sa puy mooy bind amul may sa puy bindul ak njabootam may sa puy demul quarantaine le 1er mai vendredi fii lañ defee testé yi fii si ëtt bi maa toog woo sama soxna mu toog ñu def testé yi le dimanche le résultat yi génn ñu am 4 positifs si kër gi 4 yàlla sutural ñu nit nag mën nga kaa yéene daanu mais mën naa jéng waaye du daanu peut-être loolu ñu amoon si man seen yéene yàlla dafa sàng nañu sutura ba ñu demee Lamantin mardi la ñu defaat test mercredi résultat yi génne vendredi yàlla defalaat na sutura kenn am ko ci mais xam nga ñi doon wax si kër gi xam nga ñaata defoon test 89 personnes ñoo defoon test si kër gi 45 a dem ani 44 yi dañoo daw de te ñu woon si kër gi ñii dem laaxatu ji ñii yóbbule ñii tëj leen si nekk te ñoom ñoo wax ne bu may sa poy demoon duñ dem on était 89 personnes ñu waroon dem hôtel Lamantin bii si ñëwee 45 a dem pourtant mënoon am mais sama kër gi isa la kël gëre mais pourtant nag góor xam nga yàlla bu la bëggee da lay niitalu yoon ku loo naa si ma tunduy premier jour bu ñuy bindu mu ne nga moo tax ngay bindu ma ne que mën ngaa maîtriser bopp ma maîtriser bopp mais xale yi dañuy fooy am na ku jeeg bu nekk si kër gi bu may sa koy bindu dama ko daan xale doomam ñëwoon na sa kër gi fekk ñu bindu nañu ba pare moom gisul woon si bindu nañu mais pour moom binduñu xam nga yàlla day niitalu yoon. am na solo am na solo yaakaar naa mbir mi leer na. léegi nag mu desoon ñu xaw a yàq kër gi ak yooyu nu mujjee mbaa defaraat nañ ko. waaw maa ngi ci dégg lu ne nag. léegi am na ku ma woo ni ma Assane Ndir de moo defaraat kër gi ma ne kon xëy na xaalis bi day bëgg a ñëw waaye nag xam naa yëg seegul mais mu ngi si yoon bi. Assane Ndir ko defar lañ wax. waaw defaru ko ak seegul dégg mën a xaalis bi nag seegul Pape mii moo ko doon defar ndesu Djibril Diop comité bi dañu amoon xaalis bu ñu amee xaalis dañ ni ñu dem quarantaine bu ñu ñibbisee ñàkkul dina am lu ñu war si kër gi ñu ne woon selon la taille de chaque famille ñu am benn somme bu ñu la jox loolu lañu prévoir parce que xaalis bi Modou ils ont donné 1 million ak 525 000 yi ñu defar ci lu bëri nag mu desoon des na am na jeexul mais des na ñu ne woon comme gars yi dem nañu suñu ñibbisee famille bu nekk selon la taille de sa famille dañ lañ jox selon li ñooy yemoon dañ daan def sax ndogu ñu defar benn kit mburu xottu joob bi mooy res mburu bi boulanger bi sax kii nañ joxe mburu gars yi ñu ni kenn ku ne fa nga dëkk te la jigéen boo jàkkee sa ndogu dama leen man maa doon jox Assane Fall ndogu Moussa Diop jox na sama nijaay njàppali Diop ndogu mu gedd ko mu joxaat ko beneen mu gedd ko pourtant bëgg dem nañ fi Diop jox ko sax mu jël ni dañuy politique bëgg dem mari nañu fi 40 saako ceeb ñu jël
pourtant du andi nee na moom day bind bu bind doom yëpp taxaw nañu fii ak seen oto wàcc seen ceeb dañ ko ceeb ba léegi laalu suuf Abdou Diop oto maire la ñu yor mooy L200 beneen 4x4 bi L200 bi Abdou Diop a taxaw Amadou Mam Saliou Mbaye ak Khadim Ciss Abdou Diop mooy yëkkati ci ceeb bi ñaawu ko téye ko nii Amadou Mam fëgg buntu moo ubbi moom mu ni dafa jëndoon ceeb pour jox ko ñun quarantaine ma ne ko fu ceeb bi jógee mun ma conseil régional xam nga conseil régional amatul ma daal di ree ma ne ko baax na jëloo ko maanaam déedéet ceeb Abdou Diop laa ko suuf comme bu non gedd ma comme dañu ne ñu yóbbu quarantaine ñoom nee nañ daw ma quarantaine kon déet comme daw ma kay lu ma koy doy léegi nag may sa mu des nag coow des toor ak yu mel noonu ñëpp nag di ñaan di si dox tànki jàmm may sa moo waraloon coow yi su lu bëri parce que su la si doon dégg ban message la may sa war a lancé pour jàmm ji amaat toor comme ni mu fi amee woon wala am jandeer tànki jàmm yaa ko wax de waaye gisaguma ko waaw mais sama bëgg-bëgg la ak bëgg waaw xam nga buñ la yàqalee dañoo wéy ñëw ni ma mas li ma yaakaar boog sa wax laa bu gàtt man su ma la yàqalee maa war a ñëw ni ma mas mag yi nee nañu nit boo ko gaañee da nga koy dàmp mais doo ma gaañ ba naan kay dàmp bu kenn ñëwagul fii ni dañoo bëgg jox tànki jàmm kenn it woo ma si téléphone ni ma xale yi la ñu defoon kat lii ak nele mais am na ay mag yu jël fii seen si dëkk bi wax ni xale yi la ñu bëggoon am nañu ko ndam kenn du ko am ba pare di ko yàq kon xam nga ñoo jox ñu tànki jàmm mais ñu toog di leen xaar rek ñoom seen yéene ci man moo ñu yàq mais borom bët bu réew bi gëmul pattu kenn ku nekk sa xol la yàlla fay yàlla muy toog xam na ba xam ñun dañ koy liggéey ngir yàlla wala dañ ñoo fay. mais ko xam may sa xam ko ci defar may sa lépp lu jóg wala defar moo koy jiite kon defar bu ñëwee tey ba li dal la ci it teewul que ni du ñàkk que ni may sa en tant que koo xamante ni bii nii macha allah. xam nga ne nee nañu booy ñëw tuuti da ngay am ciseau booy dagg ak wëñ. pis rek boo ko yoree amul ciseau amul wëñ doo sol mbubb. lu dëgg dañuy waxtaan waxal jox ma. waaw man bu ma wax kan lay wax damay dem si nit léegi damay dem. yaa ngi xaar waxtaan. ah yaa ngi xaar waxtaan am. maa ngi xaar waxtaan. man fi mu toll nii Babacar. man Tóor laa dëkk fi laay fas yéene dëkk. je suis un acteur politique. te moom lay doon du dara lu ma si mën a jëre lii nii 2009 2006 gën a garaw dem nañu terrain ñu toj terrain baax mooy endosser toute la responsabilité bañ koy toj boobu Fallou Mbengue la ñu xaañ ma teg ko ci oto di ko yóbbu Pout fële Tëngéej pour ñu faje ko mu ñëw ñu boole ma ci ma leen accepté nañ parce que ñun ñooy président yi nit boo ko jiite dafa am loo koy jiiteel ñu tëbbal dëkk bi si 2 mois man la Fallou Daouda Diop Got Salif Ndoye am na ñoo xam ne ba ñu jógee si tëj ba la ñu bàyyi man ba léegi je reste parce que jàpp naa ni ñu tëj ñun juróom moo gënoon ñu tëj xale yi yëpp parce que peut-être ñun fa ñu mën a toog lijjanti ko ñoom bu ñu tëjoon ñu wax boo xam ne si bokkul am na ñoo xam ne bu ñu jógee gendarmerie yi fii toog nañ ñaari fan si àll bi la ñu toog donc ñoo ñëw ci dëgg bi peut-être nag xëy na kenn ku nekk ak sa maturité kenn ku nekk ak sa niveau de l'intellectuel mais lii lu fi comité bi ñaata la ñu woon on était plus de 20 personnes sama kër la ñu toj dem kër Ndoye Ibrahima Ndoye dem kër Salif Ndoye doo ko mën a tuddee man je suis socialiste je suis le secrétaire général de la section presse de Diender je suis membre de Benno Bokk Yaakaar kër famille Ibrahima Ndoye Benno Bokk Yaakaar Salif Ndoye Benno Bokk Yaakaar Ablaye Ndiaye Guèye si la bokk Mbaye Fall si comité bi la bokk Alassane Ndoye lay àndal lu tax tëjuñ seen i kër Ablaye Ndiaye Guèye si la bokk lu tax tëjuñ seen kër dafa am benn si la bokk Sonko la bokk keneen nag affaire bi yëpp politique c'est parce que toutes les couches politiques yi am si dëkk bi ñëpp ñu ngi ci woon parti boo jël amoon na fort Matar Fall Ndoye nii dafa représenté les Modou Modou ñoo woote ni nañu Matar teewal foofu pour luñ fi information bu ñu am ñoom ñu diviser ko fële ñu ne même Mbaye Guèye sa numéro téléphone dañ la koy dugal si groupe WhatsApp on a un groupe WhatsApp donc tamit lépp lu ñu def du matin au soir dañ koy dugal si groupe WhatsApp bi kon je pense que du woon politique mais c'était comme de l'eau de roche mais xam nga Babacar kii la bëgg a taxal mënoo kaa tee taxal mënoo tee mu taxal kii la bëgg a taxal mënoo tee mu taxal mais yàlla gëmmul nelawul anamu tey jii xam nga si dëkk bi nga dëkk boo demee Ndiobène ñu fa bindoon laaj leen ku doon bind seen waka boo génnee fi duggal fii Badara mi fi Mor Ndoye fi la dëkk Gane Ndoye fi la dëkk Pape Seck fi la dëkk laaj leen kan moo bind
boo paree nga dem kër Fat Mbeng Ibrahima Sène fa nga laaj leen ku bind boo paree nga dem dëkk bu mag mais sa pour bindul maasul docteur Badiane fi nekkoon ak ndaw bindu moom maasul xam nga yàlla dimbali na ma bu ma bindoon maas kon cool yi waaye nag yàlla tuddaan na ma sant yàlla bu wér deful daal lu dul que la ko aji digal kese ndax aji dañ ko quarantaine te rôle aji la jël kese misaal loolu mooy wax bi kese aji nañu quarantaine mënul génne kese mu woo Maysa Pouye mi nga xamante ne bii si président ASC la te rôle am la ñu ànd ñoom ñaar dem mu ànd ak waa santé bi dem wane kër gi te bu demee borom kër gi la wane toog bindul leneen daal leer na nañ Maysa la ngay tàggoo bala ngay tàggoo sax du ñàkk message boo la waaw xanaa di sant yàlla rek di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul lii nii ak jàngat la sant yàlla bu wér la parce que am na lu ñu wax mais kooku looloo xalaatam am na benn boobu toog baya ci benn oto xam nga moo tax booy waxal loo xam ni ñun suñu plan moo échec dañu bëggoon taal kër gi wàcce benn doomam barke Seydina Mouhamed mais loolu ba am information yow tamit rajo télé yi rek li ngeen yor ni doom avant may dugg Saly am naa tous les photos tous les audios am na ñoo xamante ne bu dul woon tey loolu kenn mënu ma ko wax ci àddina ba ma gëm ko waaye nag bàyyi naa lay nax yàlla bàyyi naa lay nax yàlla mooy li gis nga li ma defoon si c'était à refaire ma defaat ko parce que man jàpp naa ne tey jii suñu dëkk ñun ñoo ko war a defaral suñu bopp ñun waruñu nangu kenn duñu diviser pour régner ñaar dëkk a nekk ci Tor si commune bi y a 21 villages lii xew Tor amul beneen dëkk ñun waa Tor ñoo war a jël suñu destin en main ba ñu nangu kenn duñu diviser pour régner toll nañu foo xamante ne dañoo sëñ Abdoulaye la mu waxoon dañ cee toll nañ fooli nopp fal bët dañu war a xool fi ñu jëm nii kan moo ñu fa mën a yóbbu mais ay dégg naa nit ñi war soo dem dégg naa lii la ñu def dégg naa nga def en masse nit ku nekk quitte à ta conscience wala nga toll foo xamante ne fii ay dégg naa doo ci dem dañu tegal seen bët. macha allah am na solo mais la ngay tàggoo. sant yàlla rek comme di ma ko waxee woon sant yàlla di sant Serigne Moussa di sant sama soxna Sall ak Amadou Thiel mais di sant aussi Ba Ibba mi sama jarbaar parce que ba ma nekkee hôtel def naa fa 14 jours chaque jour que Dieu fait muy xëy ci kër gi ak samay jarbaar ñii moom ay jigéen du ma leen sant parce que comité bi la. seen dóor def nañu ko ba mu jeex. dawuñu si arrière ñu si. est-ce que ma jox la comité am na ñoo xam ne ñu si bokkee bi cool amee dañoo. waaw yaay am na ñoo xam ne ba ñu dëkku xoolal loolu ñu ko yambala woon. ñii ñu jógee boo amul kii rek doo ko déglu. mais nag peut-être da doon def te yàlla tax bu ci bëggee gis leneen donc loolu la. mais feebar bi jeex na toog. non jusqu'à présent y a des malades qui sont à l'hôpital sama grande sœur bu ma bokkal ndey ak bay ba tey génnagul ak doomam pourtant samedi bu la passé am na ku ni benn feebar amatul tool ñëpp génn nañu. Alsane dem na rajo Kayar ñu interviewé ko Ibrahima Faye bu njëgal mu ni que la ñu waxoon amul toor benn feebar amu fa benn cas desatu fa te boobu ñun génnaguñu ñun mercredi bi passé mardi bi passé la ñu génn te ba tey jii xam nga tey la dimanche le 28 tey la jeudi 28 mardi yaa nga Thiès ñëw nga Géew ñëw nga centre bu bees militaire bi nekk Thiès des malades de Tor. mais fu seen état de santé toll yaa ngi fi am information. stable bu baax. stable bu baax. yàlla nañu wér. waaw amiin moom la ñu ñaan yàlla ñëpp wér. amiin yàlla ñëpp wér. ñu jóge fi. xam nga lii nii mënoon nañu ko defee neneen. ñun ñëpp mënoon nañu ànd xeex ko te du am coow. ñun ñëpp mënoon nañu ànd defar ko te du am coow parce que boobu dama jàpp ni affaire bi bu ñu ko xeexoon jënd daa woon comité. léegi nga fa coow. kenn dugg fa jaxase leen. toor dañ leen a jaxase. toor dañ leen jaxase. mbir amul. am ngeen comité est-ce que jox nañ leen dara defuñu leen dara xam nga ñun. mais yaay laaj non dama lay leeral rek dama lay leeral ñun suñu comité mais dañ koy sant ci leen. dañ koy sant parce que nit bu la defalee defal na la. indi nañu service d'hygiène pompé na juróom-ñetti kër yi amoon jox nañu 87 masques. 87 masques yi combaan moo ma woo ni ma maire jox na leen 87 masques man de ko jox ko Tafa mu andi ko for yu dajee. xam nga man damaa xale wax dugg xam nga mënoon nañu ma ko jox ni ma jox nañu ñetti téeméeri masque boobaa dañu naan mais sa boo ko wàññi mais ba mu combaan wooyee dama ko ni jox ko Tafa. bu ñu toppee waxtaan non affaire bi dina taal parce que da ngaa bàyyi saa wax ba doyal. donc la bàyyi wax maire kay seetaan naa ko. non attends waxaguma ak maire émission.
ah kay non bu lee ba muy tontu fële soo lay la kii seetaan naa c'est-à-dire moom dafa wootoon conférence de presse. waaw xam nga déjà li nga wax ni sax dina baax mu leer laale ko lu bëri. waaw ndax am na ñu ma woo toor ni ma defoo sa liggéey ni mu waree. waaw ndax bàyyi nga maire mu wax lu ko neex. waaw bàyyi Mor Gueye Mbengue mu wax lu ko neex. waaw ñun nag ñoo war a recevoir. waaw maa ngi doog a def émission toor. ah d'accord te may sa puy laa bu njëkk defal. mbësu mi xam na li may wax. ñoom seen comité ñoo woote conférence de presse. woo ma ñëw ànd ak journaliste yi nga xam ne ñoo nekk. ñoom lañ leen woo ñun woo. waaw maire dafa woote conférence de presse ñaari yoon woo ma ba léegi dalalagu ma ko. may sa puy laa njëkk dalal. li tax mu njëkk laa dalal mooy dama bëgg am information yu leer. doogoo xool keneen ku may dalal. leer na de te jàpp naa ne leer na nañ mais ñu ngi lay jaajëfal. waaw ñoo ngi leen di sant encore vraiment maa ngi leen di remercier gars yi donc comme ni ma ko waxoon rek. di ñaan yàlla feebar bu jóge fi. parce que mbas la bu fi yàlla indi. nañu ñaan yàlla mu jóge fi. dañuy fexe nañu nekkoon ñu nekk ni xam nga amul solo feebar bu jóge fi nit ñi di noonu te xalaat naa fa la ñu jóg gis nga mbir bu amee ci dëkk ay kilifa ñu war a jóg waxtaane ko mais bu ñu seetaanee xale fougue jeunesse bu doon dalee kenn ku ne da ngay réaliser selon son niveau d'intellectuel mais je pense que léegi bi mu amee am nañu waroon a mën a jóg dox man bi ñu ñëwee léegi ëpp na fukki fan kenn tegul sa ndànkaam fii ñi ma may sa massa coono wala may sa xale yi la ñu def lale damay dégg rek day woo nañ ma dem ba ni ma nee nañ ñëw nañ sa kër waxtaan ba ngeen jubboo ba defar kër gi ak seegul nag pour man ñaari kër la sax xam naa ñoom dañ maa yéene geneen kër waaw mais gii waaw te mool yi ak birig yi damay dem si moolu jàmbur yi rek di andi rek macha allah mool yi dama tudd tur nag mais li ñu muree fii yëpp dama dem si kër jàmbur rek andi yenn saa yi ma jéem si kenn poñe ko mu jox ma ñaari saako ciment ñaari fer mais ñi ñuy tudd gisaguma ku ñëw defar mais xëy na nag enveloppe bi nar a duum xam naa ñu ngi waaw di leen remercier encore une fois di leen santaan di santaan ñëpp donc vraiment affaire bi am na solo ñu leeral ci tuuti xam nga day tax ñu bëri xam parce que kumpa dafa toll ni ñëy parce que boo xamul xamoo te boo xamul nangu woo laaj yaa bàyyi mayoon man jàpp naa àddina soo xamul da ngay laaj soo laajee ñu leeral li ñu def ne bu ñu ñëw toog ñu waxtaan dinañu leen wax li xew te je pense que li du fi am te bu loolu génnee dinañu amal jàmm mais donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla vraiment coow yi mbas mi yëpp yàlla jëlee ko fii ak ñi war a dox jàmm ñi war a dox jàmm nañ dox jàmm bu ñu doxul jàmm rek jàmm day am sa incha allah jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan mu nekkoon seen émission jàngat ñu dalal ci Meissa Pouye mu doon andi ay leeral yu am solo te jàpp naa ne yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan jëriñu ngeen comme ñun ni ñu jëriñoo parce que bëri na ñoo xamante ne bii liñ doon dégg yëpp dañ doon wax rek mais amuñoon lu leer tey nag am nañu leer ñu ngi jaajëfal bu baax a baax Meissa Pouye di leen wax nag bu leen fàttee abonné si seen site bi nga xamante ni yéen a ko moom pour am information yoo xamante ni bii yu leer naññ la ñu ngi jaajëfal bu baax a baax Serigne Yàgg Faye mi nga xamante ni bii moom ak Thiaroy ak suñu stagiaire bi nga xamante ni day ànd ak ñun moom mooy Maam Tam ñoo nekkoon ci technique bi di leen dig daje beneen émission jërë ngeen jëf